mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu door kooku li ci gën a fës mu bokk ci li nga xam ne nii xaw na fële ca Mulomp ñu faat fa ñetti doomu aadama seen i mbokk nag fu mu nekk nii jóg nañu ñu daal di leen jébbal li nga xamante ni moom mooy néew yi ndax nag ñaari fan a ngi nii gannaaw ba ñu leen faatee ba léegi ñuy daw ci gannaaw seen néew yooyu ñu daal di leen ko jébbal ndax nag nee nañu dañoo bëgg daal di nag def li nga xam ne nii moo di autopsie bi ci biir jotaayu xabaar yi nañ ci ñëw. ñi nga xam ne ñoo nekk ca marché Gueule Tapée di ay commerçant fu mu ne nii nag seen i bërëbu liggéeyukaay lañ leen bëgg a jëlee tax nag ba ñoom ñoo ñee daal taxaw nañu temm ne naam mën nañ leen fa jële waaye nag faaw ñu daal di leen jox li nga xam ne ni moo di seen i ay cantines yi nga xam te ni yàqate nañu ko yaxeet bëgg faa taxawal ab bloc B ci biir jotaayu xabaar yi dinañu leen teewlu jaaree foofu dem ci li nga xam ne ni moom moo ñeel ñetteelu mandat bu njiitu réew mu Macky Sall jamono ji picc yëpp di ko sabe Abdourahmane Sow bu COS M23 yëkkati ci ay kàddu di dànkaafu njiitu réew mi ndax nag bëggatul la nga xam ne ni amoon na ci atum 2011 yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin di fi daal di kon amaat ba nit di fi ñàkk kon bakkanam faaw nag mu delluwaat gannaaw xoolaat bu baax a baax li nga xam ne nii moom mooy mbirum article 27 bi nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi toftal ci xibaar yi biti réew léegi ñu dugg ak yéen ci faram fàccee gi. Centre commercial la ñu bëgg daal di nag taxawal ci fi nga xam ne nii moom moo di Gueule Tapée tax nag ba commerçant yu bloc B yi ñoom nee nañu daal dañ leen fa fas yéene daal di jëlee yéen ay cantine ñu tojate ko tax nag ba commerçant yi nee nañu leen delloo seen yëf fay leen seen ay koppar ndax nag yàqal nañu leen te si dànkaafu njiitu réew ñi nga xam ne ñoom ñooy kon njiit yi kii di Aliou Badara Samb moo yore seen kàddu ñu teewlu ko ak Mélanie Aminata Samb. dañoo xëy ñu ñëw dajji sunuy place dajji porte yi marchandise maa ngi nii jale amuñu fuñ ko denc léegi nag ñoom dajji nañ porte yi yóbbu porte yi nañu da ngeen di génn par force ñu wax leen ñu ne marché bi dañ koy toj dañ koy raser ñu ne leen ñun li ñu yëg arrêté C bu doon 142 cantines la ñu waxtaane woon ba juboo pour defar ko léegi nag suñ ñëwee bëgg a ñëw ne wane ne fii ci C la bokk dañ koy daaneel te ñun ñu bokk ci B looloo indi coow li tey alxames ci ngoon la ñu indi sommation ne ñu samedi da ngeen fiy jóge samedi googu lañ tàmbali ñëw toj partie B bi forcé leen toj ko maanaam toj ko par force yóbbu leen ci canal B nga xam ne Ousmane Ndoye moo ne woon canal bi dootuma nangu dara tegewu fi tey mu jël ay cantine fer yu 10 jël ko teg ko fi ci canal buy waaj a mëbëx maanaam nga xam ne moo gën a pur bateau la Joola li ma ci metti nag dañuy toog ba nit pëtëx fa wala canal bi waaj ñu soog a jóg di wax te fekk booba c'est trop tard ñun liñ bëgg yomb na ñoom moom suñuy place mu lew ñu domm dañuy ñëw waxtaan ak ñun suñ juboo baax na suñ juboowul ñu dem ci yoon mu àtte ñu projet bi maire Ousmane Ndoye moo ko fi def mais la mu waxante woo nag nit ñi bañ jàpp ko mooy 142 cantines yi tey jii nag su ñëwee parti bu mu dem tudde ko see loolu la ñuy woo autorités yi ka ci jiitu di son excellence le président Macky Sall mu xam ne ay doomam ñoo fi ne ñoo xam ne si ay sénégalais lañ di xëy 6 heures du matin di wàcc minuit sàccuñu fenuñu liggéey la ñuy def di góorgóor ñaari fan gannaaw bu ñu faatee ay nit ca fi nga xam ne ni moo di Mulomp kon ñett lañu ba léegi nag li nga xam ne moo di kon seeni ay néew ba tey kenn joxu leen ko di wayjuru kii di Abdou Elinki Diatta ñoom nag nee nañu daal bëgg nañu ñu leeral mbir yi waaye tamit jox leen li nga xam ne nii moo di seeni néew ndax nag yàgg na lool kii di Aba Diatta moom mu mag la ci kii di Abdou Elinki Diatta ñu teewlu ay kàddoom ak Amady Khalilou Diémé. bi affaire bi amee ba léegi. bëgg nañu jot ci néew yi ñun famille Diatta Kounda mais aussi famille Koli Kounda ñi nga xam ne Alpha Koli ci la bokk famille Bakary Vieux Diatta bi nga xam ne aussi Bakary Vieux Diatta ci la bokk ñu ngi ñaan état bi bëgg nañu jot ci suñu koor yi mais niñ li njëkk ñaan d'abord mais nañu def lépp lu ñu war a def parce que xam nañu mën nañ ko def ci nu mu gën a gaawee parce que defoon nañ ko fi daaw ci affaire Boffa bi état bi yebal na ay docteur ñu ñëw fii ba def autopsie ba dem moom la ñuy laaj état bi ni mu ko defee daaw moom la ñu bëgg ñu def ko ren parce que nous pensons qu'il doit y avoir un traitement égalitaire
de tous les citoyens sénégalais. Abdou Elenki Diatta ak Alpha Koli ak Bakary Vieux Diatta ay citoyens sénégalais ñoo xam ne dañu leen faat ñu ngi ñaan état bi ne mu defoon daa ba def autopsie mu def ko ren aussi pour mën a teel a def autopsie pour ñu mën a jot si néew yi ñu mën leen suul mën a def continuer li ñu war a. nee nañ leen damay wax ci tuuru famille Abdou Elenki Diatta waxuma ci tuur benn organisation boo xam ne Abdou Elenki Diatta bokk na ci tuur famille Abdou Elenki Diatta lay wax parce que xam naa ne nit ku nekk xam na ne nit balaa nga bokk ci benn organisation da nga jógee ci benn famille donc Abdou Elenki Diatta balaa mu bokk ci beneen organisation dafa am benn famille bu mu jógee mooy famille Diattacounda ci tuur famille Diatta laay taxaw tey fii di wax di ñaan état bi ci dooleem ci baaxaayam mu dimbale ñu defal ñu autopsie corps yi pour ñu mën ci jot mu leen suul ni mu gën a gaawee ñaan la ñuy def mais xam nañu état bi dina ko def parce que def na ko daaw ren aussi mun na ko def donc ñu ngi koy ñaan mu def ko ñu teel ko jël métti na ñu toog ay fan ñu xam ne suñu parents yi suñu néew yi ñu ngi ci morgue ba léegi mënuñu ci jot pour mu def nu ñu war a def donc moo tax ñu ñaan état bi mu defal ñu autopsie pour ñu mën a jot suñu corps yi état bi mën na ko xam na ko d'abord mën na ko war na ko def te bu soobee yàlla ci baaxaayam ak ci dooleem dina ko def pour ñu mën famille yi mën ñu jot ci seen corps yi. yéexaayu autopsie bi nag ñàkkul ne li nga xam ne moo di ay jumtuwaay moom moo ko daal di waral nag ndax mbir yi mu ngi bëgg yàgg te loolu nag su amee rek soo moytuwul dina doon loo xam te ni lu ñaaw la di kàddu ki nga xam te ni moom moo di Seydi Gassama nekk directeur exécutif bu Amnesty International moom Seydi Gassama daal di dénk yile kàddu Amady Khalilou Diémé. waaw damay wax ne rek ñun vraiment ñu ngi ànd ak famille Abdou Elenki Diatta Abdou Elenki Diatta ñi ko rey ay samba booy lañu ay nit lañu xam ne xamu nañ ne dina nekk mu lomp ci weekend bi ñu del seen nga ne ñu fekke ko rey ko reyaale ay ñeneen ñaaru nit kon acte criminel la boo xam ne état daf ko war a saytu état dafa war a jël bépp moyen boo xam ne gendarmerie nationale am na ko pour mener enquête pour identifier ñu ko def jàppaleen su dee am na ay complice wala ay commanditaire ñu jàppaleen loolu tamit jébbaleen justice loolu suñ ko deful képp ko jóg Casamance di woote jàmm mais sa bakkan mu ngi ci xottu butéel kon nañu déployer tous les moyens qu'il faut pour évidemment retrouver ces personnes là dans l'urgence état li mu war a def mooy def autopsie ndax autopsie moom mooy tax ñu xam condition exacte de la mort de la personne kon comme que mënuñu ko def Ziguinchor te médecin bi dee mënu ko def dañ jël corps Ziguinchor en leen Dakar ñu autopsie lañ loolu jëfoon nañ ko dans le passé kon nañ ko def bi yoon parce que encore une fois du famille bi rek moo soxla xam dëgg ci condition yi nga xam ne ci la Abdou Elenki décédé waaye askanu Sénégal yëpp moo bëgg a xam ci ñeen condition la décédé ak tamit que état rassemble tous les moyens pour que Elenki ñu mun leen a atte teg leen ay daan. agence nationale bu statistique ak démographique ñoom nag fu mu nekk nii ñu nga sa coow la ndax nag dafa mel ni société ba dañu fa xëpp kaan ni coow la fa juddu nag dara waralu ko lu dul na nga xam ne ni noonu la liggéeykat yi di dundee di ay jafe-jafe tax nag ba daal ñaxtu nañu ci talaata jilee joxañ tuuma ki nga xamante ni moo di seen directeur na lu njëkk njàkk moom mooy njàkk Fatou Bintou Diouf mu nga fa woon. ko ca gis ma nga gàlloo ab morceau bu xonk liggéeykat ya nekk ca ANSD ni ni mel la ñu wone la leen métti si jamono ji ci anam ba ñuy liggéeyee ci seenu bërëb liggéeykaay bi la sitting nekk ñetteel ci diiru benn at employé yu agence nationale de la statistique ak démographie ñoom nag lii la ñu teg ca taabal ba ni nag moom mooy xasan seenu xol si jamono ji. ANSD tey buy fonctionner. fukk yoo jël ñeent ñi ay prestataires de service lañ c'est un personnel contractuel te ci ñooñu am na ci ay ingénieurs statisticiens économistes des gens extrêmement bien formés am na ci ay ingénieurs des travaux am na ci ay démographes ils bénéficient d'aucune mesure de couverture de protection sociale. La réalité c'est que ñun tey mënuñu fonctionner sans ce personnel et ça il faut le dire donc ñu yaakaar ni personnel boobu il mérite un autre traitement parce que tey ñoom ñoo téye kër gi. bu ñu teewoon seen loxo ñun duñu publier
mbirum kumba am ndey kumba amul ndey ci biir ANSD boole ci ñàkkum fay seenu payoor ab weer ju nekk boole si nag ñu leen caxatee ci seenu bërëb liggéeykaay li ni mel bokk ci liste ba ñu tëral ni moom mooy leen di sonnal si jamono ji ci biir ANSD liggéeykat yi ne nag jot na ñu teg si seenu tànk waaye nag ñoo ngi sàkku ci autorité yi ñu wàllu leen waaye tamit indi ci saafara na mu gënee gaaw. moo tax ñu bëggoon à travers cette manifestation invité autorités yi ñu gëstu ANSD parce que yaakaar nañ ni statistique publique warul dee. ñu yaakaar ni warul dee ñu bëggoon ñu saytu suñu kër. mën na nekk ci DPC sa mission IGF mu ñëw xool. amaana bu problème yi réglé woo parce que loolu la ñëpp di ñaan mu yempi bu fi jógee réglé wul li ñuy prévoir mooy beneen yoon sit-in bi ñu defee ko suñu devanture ministère. liggéeykat ya nekk ca ANSD mer ba futt la ñu def waaye agent yi leen nag ña ngay xaarandi ngir ñu indi ci saafara ci li nga xam ne moom moo di seenu mbébét ci seenu condition de travail naka mayul nag bu fekkee la nga xam ne moom la ñu sàqu dafa tàbbi ci noppi ku tëx ñoom ña ngay woote beneen i sitting ci fan yii di ñëw bile yoon nag si makkaan ba yor seenub makkaan. ci ndorteelu xabaar yi junjoon naa leen ko di coow li nga xam ne ni nag jamono ji mu ngi fes ci mim réew di ñetteelu mandat bu njiitu réew mi Macky Sall Abdourahmane Sow bu mouvement COS M23 yëkkati ci ay kàddu xam ne ne daal jar na jamono ji njiitu réew mi daal di teg suuf loolee nga xam ne nag moom mooy débat bi ndax nag warul seetaan bala amoon 2011 ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin daal di fi amaat ba ay doomu aadama sax di si ñàkk seen bakken soo moyul moom Abdourahmane Sow daal dina xam le daal jot na ñu daal di taxawal beneen loi boo xam te ni dina leeral nañ wala mu tegaat lépp ci yoon ci lu ñeel article 27 bu li nga xam ne moo di chartum ndayu réew mi Abdourahmane Sow ñu teewlu ay kàddoom jokkoo na ak xooxaan dong ñuy wax ne Abdourahmane Sow kon élément bi yemb na ñu déglu. am nañu bokk ci nguur gi génn naan le président de la république am na sañ-sañ troisième mandat am na ñu naan jéeg ñu bokk ci këram am na way société civile ak acteurs politiques yu nekk opposition yi koy contesté boo leen seetloo constitution boo xamante ni chaque fois bu ñu ko waree interpréter nit ñi dañuy jàmbaarloo ba ay xeex ak ay dee di ci am constitution boobu baaxul bind mi leerul parce que mbind mi woo xamante ni sujet verbe complément bu leer kay yomb na mais ñii yëppi président Abdoulaye Wade sukkandiku woon ay jamono nañu mandat bu njëkk bu bokk ci boobu bu 7 ans la 5 ans la wax lu ci mujj am conseil constitutionnel jàppale ko ñu génn xeex fukk ak ñeenti doomi réew mi ci loo xamante ni ci ay taxawaay loo xam ne c'est antidémocratique c'est de la politique politicienne c'est de l'abus c'est de la forfaiture alors ndax dañu war a xaar ba mu ne këtt ne jonn ñu mën a waxaat naan fii la xat yi jaar ak fii la mos yi jaar duñ ko nangu le président de la république ne dalal xel yi ne ak opposition bi taxaw ak société civile bi fa ne ko coow li wóor naa mu wóoru day lakkeeg du lakkee nañ ko régler pour une bonne fois pour toutes am na majorité à l'Assemblée nationale nata yóbbu un projet de loi ñu votel ko mu changer contenu bi ñu wax lu leer ne 7 ans yii jeex ci la bokk ba nga xam ne buñ ci tolloo kenn mënu ñoo wax nekk constitution bi 5 ans la wax ak bu njëkk ba bokk na jeeg bokk ci ñi am problème d'interprétation askan wi di génn parce que askan wi day génn bu boobaa bu dee yàlla may nañu fan ak wér dootuñu nangu yooyu doxalin ak ñi nga xamante ñoom ñu ngi koy gàddu naan ko am nga sañ-sañ bi ñooñu ñu ngi wax ak ñoom ne ñoom dañoo bëgg taal réew mi te lu ci mën ci am ci ay conséquences ñoom dinañ ci ay conséquences ñoom dinañ ci ay conséquences. ñi wax ci ubbiteeg bourde bi jëm ci li nga xam ne moo di gàmmu gi atum 2019 daal nañu ko amal démb ci talaata ji kon ci njàngum alxuraan lañ ko daal di dooree ki ko jiite di xalif ba Serigne May Sy Mansour daal di jiite kon bourde boobee si taalibe yi jàkkaarloog ñoom wax li nga xam ne ni moo jëm ci wàll bi waaye nag diiru fukki fan lay doon boo xam te ni daal daañu ko fas yéene daal di bourde jëm ci li nga xam ne mooy màggal guddi ga ngën gi mbindeef yonent bi sallallahu wa sallam gane see àddina Ibrahima Ndiaye mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim. burdu bi tàmbal nañ ko démb ci guddi ci Tivaouane loolu nag bés bu ne ñu fas yéene ko def rek jëm ci mawlud 2019 bi muy rek màggal ganik àdduna ki nga xam ne mooy sang-sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy tubbee mawlud wala gàmmu ñu koy màggal samedi juróom-ñeenti fan ci weeru novembre
ci atum 2019 Tiwaawoon nag di dëkk bu sell bi ñu ràññee ko ci lool ba tax na at bu ne rek ay junni taalibe dinañ fa dem muy événement boo xamante ni rek dañ koy rek màggal fépp ci réew mi ci këri diine yu bëri rawatina fii ci Thiès quartier Kër Maam El Hadj waaye tamit fële ca Thiénaba ak yeneenu ëttu kër diine ci loolu sax ñu gis ni ca Tiwaawoon xalif général des Tidianes de Serigne Mbaye Sy ibn Serigne Mansour démb ci guddi ci talaata gi jiite na rek ouverture officielle burdu boobee ndax saan yu njëkk yi ci weeru gàmmu gi dinañu jàng rek guddi gu ne benn bunt ba muy doon fukki bunt ci ëllëg sa nag ñu noppaliku ci ginnaaw ëllëg sa ñu doog rek tàmbali gàmmu gi fii ci Sénégal nag ki nga xam ne moom mooy Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu gën ko xam ci Maodo moom moo tàmbali woon jàng burdu boobee Tiwaawan Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye Mourad Sarr jamono jooju ñuy waajal li nga xam ne nii moo di gàmmuk Njaasaan gi at miile ki nga xam ne mooy jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye nag daal dina si toog si ab CRD waxtaanee ko ak ñi nga xam ne nii jamono ji moom la mbir yi nekk ci seen loxo di kilifa yi kon ku ci mel ni Serigne Abdourahmane Kounta comité d'organisation bi ak service compétent yëpp daal dinañu ñëw nag si li nga xam ne nii moom moo jëm ci wàllum kon gàmmuk Njaasaan gi atum 2019 Aly Ngouille Ndiaye ñu teewlu ay kàddoom ak suñu naataango mam Khady Diéry Fall. tey dañu nekkoon ak comité d'organisation bi nga xam ne bii moom la xalif bi dénk organisation gàmmu Ndiassane gannaaw bi ñu defee réunion yi nga xam ne war nañ koo def ci région de Thiès ñu ñëw fii ak ñun pour saytu ak ñoom problème yi nga xam ne yi peut-être ci région bi ñoom jotuñ ko fa mën a régler donc wax dëgg yàlla def nañu ak ñoom le tour. du ma ne problème yëpp réglé nañ ko waaye jàpp naa ne liñ ci trouvé ci solution war na mën a tax ñu def gàmmu correctement ci conditions yi nga xam ne peut-être même si c'est pas des meilleures nekk conditions yoo xam c'est acceptable pour ñu def seen gàmmu. am na problème yi ñu posé xam nga posé nañu problème mu ndox parce que effectivement day am des fois quelques problèmes mu ndox yoo xam ne je dis dans l'immédiat peut-être dana jafe ñu ne ko danañ ko régler mais peut-être li ñu mën rek mooy indi ay solutions ponctuelles le temps que solution structurelle bi ñëw parce que Ndiassane kenn ku ne xam na ñu ngi wutee ndox ci lac de Guiers am nañ quelques problèmes ci assainissement bi peut-être que li ñu demandé woon ci camion hydrocureur yëpp amuñ ko mais on a prévoir na defal leen au moins 240 rotations am na également yeneen problème yu ñu posé notamment accès yi ci biir dëkk bi parce que kenn ku ne xam na Ndiassane ni mu bindoo ak marché bi souvent ni mu mel day tax yenn heures yi oto yi duñ fa mën di bari loolu aussi xam nga président de la République dafa ne leen fa makkaan mu am solo donc tey li ñu bëgg sax mooy yoon boo xam ne bi méngoo na ak makkaan bi donc loolu déjà même bu doon sax si la qualité bi rek jar nañu koy def mais à jour puisque amuñ ko actuellement dans le programme danañ insister pour que ñu def ko ci seen programme surtout que du woon yoon yoo xam ne gudd na c'est peut-être des petites voies yoo xam ne sorewul ainsi que entrée principale di jógee ci route nationale bi loolu aussi à jour jàpp na ne dinañ ko jël en ñu daal dem ba biti réew xooli ji dafa xew ñu ànd ci ak Fatou Bintou Diouf. ñu dooree xibaaru bi ci réew yi ca Arménie ci jamono ji nag réewum Turquie moom moo sàqu kii nga xam ne nag moom moo nekk ambassadeur bu Amérique ngir nag mu wuy si ko la wundu li ni mel mooy la chambre des représentants bu États-Unis voté jëm ci li nga xam ne nag moom moo nekk génocide ba amoon foofee ca Arménie ca première guerre mondiale ñoom nag léew bu Ankara si jamono ji nag la ka métti mooy moo ba nga xam ne tippee nañ ko boobee nag fitna nga xam ne amoon na foofee ca Arménie ay doomi arménien yu bëri ñàkkub si seenub bakkan ñu tibbee ko nag ab génocide ñoom nag la ñu bëgg mooy si jamono ji réew bu
sàkku ci ki nga xam ne moo nekk élimaanu jawriñ bi di Saïd Hariri si jamono ji nag moom tekki na nombal tànkam mu doon nag mbégte bu rëy ci doomu askanu Liban waaye nag ñu fàttali manifestant yile si fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre ca la ñu tàmbale nag yile manifestation jëm rek ci xarab ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci langum politique bi waaye tamit duut leen baaraamu tuuma ni dañoo tële ci boppu nguur gi waaye tamit ñu bëri ci ñoom seen loxo setut dara ci wàllub corruption. ñu jeexalee xibaaru bi ci réew yi fële ca Irak ëllëg ko ki nga xam ne moo nekk élimaanu jëwriñ bi di Abdel Mahdi moo nga ca loxoy ña toog ci pencum ndaw réew mi ndax moomee nga xam ne si jamono ji ma ngay rek càmbar ngir xool ndax dana tekki ndombal tànkam wala sax du ko tekki comme ni ka rek askan wi di sàqoo saa su nekk gannaaw nag limu doomu aadama ya nga xam ne faat nañ leen ci yooyee nag manifestation ñu limba ma nga toll ci 200 ak ñeenti fukki doomi aadama yu ci ñàkk seenu bakkan ki nga xam ne moom moo jiite paramilitaire yu Ashdal Shabi nga ca pencum ndaw réew mi di Hadi Al Ameri moom nga xam ne ñu bëri daanaka dañ ko gisoon ca wetu ki nga xam ne mooy Abdel Mahdi waaye si jamono ji nag boo ottul dana jàppal tànk ki nga xam ne mooy Moqtada Sadr ngir rek ñu mën a xeex ki elimaanu jawriñ bile moom nag ëllëkam si jamono ji danañu xam fan la wànnent mu jégi gëttam ci vote ba nga xam ne si jamono ji ma ngay am ca pencum ndaw réew bu Irak. jërëjëf Fatou Bintou Diouf yemoo ko fu ñu yëkkati jotaay bi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu si ba mu yemb pàcc bu njëkk bi kon jeex na di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ci Walf TV leeruk jamono ñu bàyyi leen ak li nga xam ne nii moo di seenub ñaareelu pàcc bu li nga xam ne nii moo di mi journée bi ak Ndeye Fatou Ndiaye ma bàyyi ko kàddu gi. mbokk yi dalee nag jàmm ci ñaareelu xaaju xibaar yi ci mi journée bokk na ci liñ ci war a waxtaanee gëstu bés bi wàllum koom-koom lañ ko jagleel Sénégal nag nee nañu am na yokkute ci wàllum doing business lan la ñuy jëral ak lan mooy doing business loolee daañ ci xam lu gën a yaatu ak Mamou Diaby Gassama xew-xew bi ñu dëgmal ko muy mawludu nabi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dëgmal ko juróom-ñeenti fan ci weeru novembre bi ñu jëm loolee nag tax na ba ubbi nañ burdu bi démb ca Medina Baye ki ko jiite di Baba Lamine Niass Alassane Ba moom dina ci dikkaat ak ñun woote bés bi ci buumu jokkoo bi Safiatou Cissé waxtaanee na ak commissaire Cheikh Sadibou Keita lu jëm ci drogue bu bëri bi ñuy jàpp ci Sénégal lan moo ko wundu dina ci dikk ak ñun gannaaw li ci yëglikaay yi ak yéenekaay yi Abdoulaye Bob di ñu ko nafaral suñu gan ci mi journée di professeur Mor Gassama xam-xamam màcc ci wàllu koom-koom loolu moo gën a fës ci li nga xam ni moo di mi journée Fatoumata Seye mu ngoo ko kon léegi la faram fàcce gi yëpp di am ñu daal leen bàyyi ak moom kon di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen wasalaam